mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. ginnaaw paatug ndaw lii di Amadou Ba ca stade municipal bu Mbaaw ndaxu fumigène yoon di déglu ëllëg ak ginnaaw ëllëg ñaar ñu ci daal di teg loxo di sapeur pompier coupe ndaw nappkat toll ci fukk ak juróom-ñaar ci yett doyen des juges moom dooraat tey ji ci suba déglu gi ñeel mbiri Petro-Tim ka njëkk a jaar ci kanamam ne kilifa di ki jiite woon ni jamono Petrosen Ibrahima Mbodj wàllu drogue beeg xeex bi ci réew mi xalaatab ONG Jamra ci ñu wutal ab boyet di fonds commun takk der yi ci xeex bi naka ni mu demee ci agent yi l'impôt Sénégal gëstu tey bi ñu ngi ko jagleel wàllu takk suuf ak xalifa bu tedd bi ci Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour na mu daal di ñaawloo doxal ni yenn ci góori Sénégal ni ko ñenn ci askan wi gisee mooy dossier beeg RFM Barthélémy maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Alaaji Assane. yoonu Kertien amul takk suuf. amagul ne ko amagul nag. bitim réew lu ci gën a fës. bitim réew daañu wax ak ci lu ñeel ambassadeur bu Sénégal ga ca Canada moom nag dafa demoon fële ca Québec moom Viviane Bampassi daal dina dajeek gouvernement ba ak it wax na ci ay questions yu bëri bokk na ci wàllum mbirum étudiants yi ca foofule ca Canada mbirum émigration ak it sax mbirum investissement yëpp àdduna ci ak ñoom. attaque terroriste yi ñuy nemmeeku ci Afrique sowu jant bokk na ci réew yi ci gën a sonn Mali Burkina waaye nag kii di professeur Bakary Samb di njiital Timbuktu Institute nee na daal solution bi du ay ngànnaay waaye faw ñu woote waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore ngànnaay yi ci jamono ji Evo Morales di président Bolivie tekki na ndombo tànkam loolu nag gannaaw ayu bés yoo nga xamante ni askanam a ko doon ñaxtu di ñaawlu ñeenteelu mandat bi nga xamante ni am na ko pouvoir ba nag kenn nekk gu fa situation ba jaxasoo lool docteur Massirin Savané di militant de gauche xam lool Amérique latine ne am na ay enseignement yuñ ci mën a jëlee daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. jërëjëf Barthélémy sport geeg Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di leen nuyu Hadj Assane. li ci gën a fës. football ci yoonu CAN Cameroun 2021 séance d'entraînement bu njëkk bu Sénégal tey bu 18h jotee stade Lat Dior bu Thiès Sadio Mané ak yeneen juróom-benn joueur duñ ci bokk ñoom ci dimanche bi lañ doon jongante seen i club fexe ba daan Congo ngir am ndorteel bu baax mooy mbébét bi ci su kaddu Aliou Cissé mi nga xamante ni kon di ngeen ko dégg ci xibaar yi basketball ci jigéen yi gaynde kon jóge nañu Ndakaaru tey ci suba wutali Maputo ca Mozambique nag équipe Sénégal na jéem a jël benn ci ñaar ticket yi nga xamante ne mooy tax mu qualifié ci tournoi olympique bi Dakar di waajal kon tournoi international open bu judo lay doon open boobule kon le 16 ak le 17 novembre lay doon. jërëjëf Youssouf yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey drogue bi ak xeex bi jëmee ci moom lay ñuy waxtaanee ak yéen mbokk yeeg Ndakaaru ak Sénégal ci boppam mbaaru day mujj doon sële ba yoon ab ñoo ñuy trafiqué drogue ci waxtaan wi am nañu yaakaar ànd ceeg El Hadji Mansour Mboup commissaire police bu àla traité waaye professeur Iba Barry Camara juriste pénaliste université Cheikh Anta Diop boobu Ndakaaru ci technique bi Abdou Thiam. ñu tàmbalee enquête bi ñeel paatug ndaw li di Amadou Ba keroog ci stade municipal bu Mbaaw ginnaaw fumigène dal ca xar kanam ga sapeur pompier bindu ci daal di teg loxo ku ndaw beneen di nappkat toll ci fukk ak juróom-ñaar ci at seen ak déglu ci kanamu yoon kii ëllëg kii ca des ginnaaw ëllëg leeral yi ndongo kaa. jëyi ji amoon nag ci stade municipal bu Mbaaw te Amadou Ba ñàkkoon ci bakkanam enquête bu gendarmerie bu zone franche industrielle ba muy mel ni nag gën naa bar ca nanu ko foogeewul lu nu mel waral ba ñaar ci ay supporters yu ASC Jàppo 2 bu zone 15 bu Mbaaw ñu daal di leen di teg loxo ñoom ñaar ñooñee nag ñu daal di leen placé sous mandat de dépôt niki semaine bi nu génn war a nag taxaw ci kanamu tribunal niki suba ci talaata ji ak gannaaw suba ci àllarba ji ñoom ñaar ñi ñu njortu ni jëyi ji nag ci ñoom la jóge muy sapeur pompier bi dugal fumigène bi ci biir stade bi mooy njëkk a taxaw nag ci kanamu attekat bi ca tribunal bu Ndakaaru niki ëllëg ci talaata ji ca gannaaw ëllëg gëddi àllarba bi geneenu gone gi yoroon nag fumigène bi mooy daal dee taxaw ci kanamu attekat bi ci tribunal bu Pikine waaye leeral ni moom gone gi nag di ab mineur ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñaar ci liggéeyug napp nag la daal dee yëngu ODCAV bu Pikine jëloon ay dogal daal dee ajani lépp loo xamante ne nii ay activité nawetaan la daal dinay nag wàcce dogal bi ni mel niki aljuma ji ñu wees ñu fàttali ni nag jëye ju ni mel mi ngi amoon nag ñaari fan ci weeru novembre gi ñu wees ci stade municipal bu Mbaaw gannaaw jongante demi-finale bi doxoon ci diggante ASC Jàppo 2 ak ASC Cité Ndeye Marie supporters yu ASC Jàppo 2 bi ñuy fete nag seenu qualification ci finale zonale ba ci la ab fumigène daal day rëcc dal ci kii di nem si yàlla Amadou Ba ay atam toll woon ci fanweer ak juróom-ñaar ndongo ka Pikine RFM. ndongo jërëjëf doyen des juges moom daal di tàmbali déglu gi ñeel mbiram Petro-Tim ci suba ki njëkk jaar ci kanamam directeur général ba woon bu Petrosen Ibrahima Mbodj ci xibaar it dina déglu ku mel ni Djibril Kanouté ak soxna Awa Ndongo
naataango nekkoon ci yooyu jamono ñi fi teewal intérêt yo Tullow Oil ñu dem ba tribunal am Ndakaaru ak Mamadou Amar Ndione ñu ngi lay nuyu Amar. maa ngi lay fay El Hadj Assane. fu ñu ci toll ci déglu gi ak ndax mën nga dëggal ni moom sëñ Ibrahima Mbodj jaar na ci kanamu doyen des juges. waaw Ibrahima Mbodj effectivement mu ngi ba léegi ci bureau doyen des juges Samba Sall ndax moom depuis 10 heures balaa muy jot sax yegsi na toog di xaar moom ak kii di Djibril Kanouté bu Tullow Oil waaye fi mu toll nii daanaka ñaari waxtu tegal na ñeent fukki simili ba léegi nii Ibrahima Mbodj mu ngi ci bureau Samba Sall biñ ko laajee nag laataa muy dugg ci bureau bi dafa wax ne moom daal bëggul yëy yàbbi ci mbir mi mel ni daal ku gàntal sunu li nu bëggoon sàkk woon ci moom waaye nag ñu ngi xaar El Hadj Assane bu génnee ñu jëm ko laaj ba xam nu mu gisee mbir yi kii di Kanouté moom Djibril Kanouté boo ko Tullow Oil moom mu ngi toog di xaar bi nag xaw na yàgg tuuti waaye xëy na dossier bi moom moo ko waral loolu El Hadj Assane loolu mën a jàpp fii ci palais de justice bu Dakar. jërëjëf Mamadou Amar Ndione dinañ wéy di la may nopp ci loole nga toogal RFM ci tribunal ngir lu cay tukkee ne ay xibaar jëm ci déglu gi tàmbaliwaat ñeel mbiram Petro-Tim ci loxoy doyen des juges. ci wàllu xibaar bokk na ca drogue beeg xeex bi ci Sénégal ak gis-gis bi ci ONG Jamra am jëm ci wàllu takk der yi soobu ci xeex boobee bu sañoon ONG Jamra ñu wutal leen boyet ci wàllu fonds commun naka ni mu demee ci agent impôt yu Sénégal ONG Jamra ci weneen wàllu yéemu nag ci li nga xamante ni mooy drogue beeg si sir gi simila saa rek ñu ne am na ca lu nax saay ci lanu teg loxo Mame Mactar Guèye kenn ci kilifay ONG bi nekkoon tey ganu RFM matin. 30 octobre bi jàpp nañu bateau bu defoon 1500 kilos de cocaïne foofu itam ay waxtu yu néew lañ ci teg ñu ne 500 kilos yi réer na ma ne xanaa dafa daanu ci géej gi wala vague yi ñoo ko këf yóbbu ko ba tax na ñun nous sommes parvenus au même bilan que bi presse bi def temps yi mooy en plus des 2500 kilos yi ñu jël récemment ci narcotrafiquants yi boo tàmbalee janvier ba fii si saisi yi nous en sommes à une valeur marchande de 1000 milliards de francs CFA te loolu c'est le tiers du budget national kon nag doole bu day noonu bu kay narcotrafiquant amee c'est normal que américains yi commencé di am inquiétude parce que ñoom depuis que bi ñu amee preuve ni xaalisu drogue bi am na ci loo xam ne dañ koy réacheminer vers le financement du terrorisme dañu tàmbali di jóg par souci de légitime défense kon ñun ñu ngi demander état bi mu redresser ci ni mu gën a gaawee redresser bi nag ñaar rek la ngir yàlla la loi 2007-31 bi Abdou Latif Gueye dugaloon assemblée ba député bi jàppale ko ci ba ñu voté ko ngir yàlla nañu bàyyi di juutal loi bi mooy dañuy fekk benn xale buy ñu bett ci bopp koñ bi muy tux yamba ñu fëgg ko une peine trop lourde yóbbu ko rëbës alors pendant que nag narcotrafiquants yi ñoom seen place mooy rëbës ndax ñoom ñooy porter atteinte à la santé mentale et morale de nos enfants alors et enfin deuxième mesure bi état bi mën a jël pour sauver ce pays ndax ñu bañ ñu taxer de narco état mooy ngir yàlla nañu encourager davantage nos forces de sécurité kon nag ni état bi di def di jël les sanctions financières infligées aux narcotrafiquants di ko yóbbu trésor nañu xoolaat loolu pour ñu def ni direction des impôts et domaines di def c'est-à-dire créer un fonds commun boo xam ne la ñu fa dugal ci ay sanctions financières chaque année ñu seet lu ñu si mën a cop daal di ko ndàmpe policiers yi dana leen motiver te dana leen protéger contre la corruption. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. keroog cérémonie officielle gàmmuk Tiwaawan xalifa bu tedd bi sëñ Babacar Sy Mansour bokk na ci li nga xamante ni sàkku na ko ci kilifa yi Sénégal ñu taxaw ca ni mu gën a ware mooy wàllu xeex beeg mbiram góor jigéen ci wàllu woowu nag nekk kon sababu gëstu tey bi ñu leen defal ci ña koy jéem a promouvoir loolee new doxalin bokk na ci fa nuy jaare wala fexe di ko def ci wàllu tuut tànk yi ba ci seen wàllum powukaay bëgg rek këf seenam xel ak yeneen kon faaw ak moytu naka noonu nit parlu ci fànn woowee donte ku ne xam nga société bi moom nangoogul noppeegul ngir doxalin yu ñaaw yu ni mel gëstu Nafissatou Sylla ci mbiru xale lépp mi ngi am avant muy am juróom benn at. waaw ndax xale lépp lu muy gis wala mu koy dégg ak yeneeni xeetu exemple yoo xamante ne du ciy tënku dana bokk ci li nga xamante ne mooy tàggat ki muy dooni ëllëg maanaam mooy defar personnalité am loole la ñu Khalifa Babacar Diagne psychologue di wax. loolu mën na leen a def dara mën na leen a wàññi dara lu tax mooy xale moom ñi muy mel mooy niñ ko éduquer niñ koy yaree et yar moom ji la boo xam ne li nga ji rek moom mooy sax. muy ay messages subliminaux di maanaam dàq ginaar yi waxaale sa soxla ni koy jaarale ci ay images yoo xamante ne léeg-léeg sax ñu wone mbiruma góor jigéen ci dessin animé yi xale bi du xam lan la waaye day jàpp ni war naa mën a doon lu baax te lii di dessin animé xale yi sopp nañu loolu di koy seetaan. ba tax na xale pour ñu yar ko du rek li nga xam ne moom lay dégg ci ay waajuram am na yeneen yoo xam ne xale mën na ko dégg wala mën na ko gis wala mën na ko seetaan loo xam ne day bokk ci
moom ni muy gisee àdduna ak ni muy mel looloo tax ñi nga xam ne ñoom dañu am ay projet defar société ni mu leen neexee ñoom xam nañ ni jaar ci xale nekk na loo xam ne lu yomb la ba tax na ñoom même ci dessin animé yi ñuy defar dañ ci boole li nga xam ne moom moo leen di yitteel pour xale bi mel ko ëllëg ou bien ab société boo xam ne mu mel ko. bu ñu sukkandikoo ci suñu sociologue bi la nag Issa Ndiaye nga xale bi si boppam day identifié wu saa su ne ci li nga xamante ne moom lañ koy jàngal ci liñ koy yaree muy waajur yi wala sax muy li muy gis ci télé bi wala feneen na. pare xale yi dañ leen exposé parce que da ngay teg ci kanamu sëy yi donc dugg internet avec les portables aussi les réseaux sociaux pour influencer xale yi mais pas di ko xam pour nga xam ne xale bi fo rek na am portable naa ko jël portable na bëgg et cetera am plaisir si li muy def. ngir suñu sociologue bi la teewaayu waajur yi doon na lu am solo. xale yi moom dañ leen di fàtte te ni leen di fàtte mooy seen développement seen construction waajur yi xamuñu xale bi nan lay développé parce que suñu forme suñu aada fii duñu jàngal parents yi naka lay xale di màggee yan crise lay traversé durant sa vie pour mën a jëflante ak moom et cetera pour mën ko teg si yoon et cetera guider ko. psychologue ak i tamit sociologue ñoom ñëpp juboo nañu ci ay kàddu société sénégalaise yembagul ngir ñu daal di mën a accepter lu bëri ci loo xamante ne dañu koy jëlale bitim réew di ñu ko tegal ndax dëppoowul ak suñuy ngëm-ngëm. Nafissatou Sylla ñu fàttali sabab bi bokk na ci woote bu ku tedd ki Serigne Babacar Sy Mansour ci yenn ci ay mbon ci penc mi bokk na it ci ay kàddoom keroog ci cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan di wàllu takkam suuf ak ni ko ñenn ci Sénégalais yi jëleek ci wàllu doxalin mu jàpp ne daal loolee lu ñaaw la lu mataba la ñu koy taafantaloo ci wàllu ay séminaire ak i daayira yi guddeeg yeneen di lu yàqit penc mi takk suuf googee ñenn ci askan weeg gis-gis bu nu ci am ci gëstub soxna Umu Kalsum lii. sëy amul luñ ci nëbb kenn mënu ko nëbbu. takk suuf nekk na sëy boo xam ne kenn si wóolu ko. mu nekk loo xam ne mu ngi gën di bëri ci société bi looloo waral kii di xalif général Tidiane yi di Serigne Babacar Sy Mansour génn di ñaawlu lu ñu mel askan bi ñu jotal dajal nag ngi nakkarlu jëf yooyee Mbaye Sow. man d'accorduma ko mais am nga sa jabar boo bëggee beneen jabar ni nga ko bëggee woon dem ba ci kii ñun de noonu la ñuy def ñun saalum amul looy ragal sa aawo dem di bañ a takk jabar di nëbbu ñun yàlla tere jigéen ñoom ñoo amul fula loolu boo ko defee amuloo fula ku lay takk na la feeñal ba ñëpp xam ne yow feeñ nga. paa bii di Cheikh Fall ñu fekk ko ci buntu këram muy wax ne rek nekk noonu loo xam ne dëppoowul ak yoon moom mi li di xamle ne rek takk suuf gi dina faral di jur ay problème yu bari fële ca tribunal. si yaakaar boo demee nga yaakaar ne boo demee di nga am foofu jàmm daf takk suuf léegi nag boo fi jógee loolu day indiwaat beneen coow parce que xale yi duñu xamante léegi nag après ay dem tribunal baa nga gaañu nit ñi ñëw ne kii bi moom sama jëkkër la woon day yeewaat beneen fitna. madame Meng nag di xamle ne rek jigéen ñi nga xam ne ñoo nangu ñu takk leen te duñ ko siwal lu jik njaak rek ñooma. takku suuf moom baaxul guddi baaxul bëccëg am na ñu koy def nag ñu bëri ampagaay man gis naa ci koo xam ne dafa toog ba màgget jour dessert bi nit ñi toogee la ñetti doom ñëw nga xool doomam yooyu xool doomam xam ne effectivement moo leen jur ñu andi seen bulletin de naissance ak yëpp ay mbokkam bëgg rey seen bopp. takk suuf nekk diggante boo xam ne dañ koy def te duñ ko fësal nekk noonu loo xam ne neexul askan wi ñu jot a dajeel ñoom ñi nga woo ñi nga xam ne ñoo di góor ñi mooy ñi def li nga xam ne moom la lislaam digle ñu takk ba ñeenti soxna. jërëjëf soxna Umu Kalsum Medina Baye amal gàmm moom samedi ji nu génn la woon di waajal sax gàmmuwaat gi bokkoon na ci kilifa yëf teewoon ci Medina Baye monsieur le ministre Seydou Gueye yore communication gouvernement bu Sénégal gis na ni googeeg diwaan gu tedd jàpp na ni daal naam nguur gaa nga fay def waaye daal dina mérito investissement yeneen ba nu dem sax bis bu mu doon destination touristique di diwaan gu touristes yi jox bopp ministre Seydou Gueye ñu teewlu ko Ibrahima Diamé. am na lu des lu bare war na Medina ndax dayob dëkk bi ndaxte tey jii boo ñëwee ci jataay bu mel ni gis ay doomi Nigéria gis doomi Côte d'Ivoire gis doomi Ghana lépp la leen fi wëndi moo di doomi Sénégal mu bokk fii bàyyeekoo fii kon nag sunu taxawaay fii ci Medina war nañ ko gën a yokk état bi am na yu mu fi def nag mais ni ko wolof di waxee rek daanu moom dajul suuf donc gis nañ ko nit ñaa ngi jàmbat évacuation ndox mi nit ñaa ngi jàmbat xàll yoon wi nit ñaa ngi jàmbat lu ne donc yooyu yëpp war nañ ko matale foog naa ni président de la République xam na li fi am parce que am na kóllëre am na diggante bi fii kër baayam la màggee na Kaolack lu bare xam na ko fi donc te yéeneem xam nañ ni mu toll dafa fekk rek ni programmation mooy indi yi teelaam yi yéexam mais war nañ am yàqin ni Medina tiitaru Sénégal la donc taaral ko it dafa ñu war. ministre Seydou Gueye ci gis-gis bi mu am ci dëkkab Mame Baye Niass goge ak lépp loo xamante ni wares na ko gën a ful ay yoon ci taxawaay ba gën ko taaral
boobu diwaan gu sell di Saloum. économie di wàllu koom-koom ak li nga xamante ni mooy fexe ba ak wuute am ci réserve yu Afrique loole sabab bi mooy kaddu ak dogal bu njiital Benin jël jëm ci wàllu kon daal di soppiwu doxalin ñeel réserve yu Benin ci diwaanu Tugal ci fànn woowee professeur Khadim Babou Diagne moom gis na ni am na ay risque ndax sunu koppar yi ci Afrique ak tëradi gi ci donte ci weneen wàll ki nga xamante ni xam-xamam màcc na ci fànn woowu di professeur Abdoulaye Dia moom dafa gis ne warees na ni doxee ndax mondialisation bi demee benn koppar rek di devise du lu wóor ñu teewli ci gëstu Papa Balla Gueye. fem la goo xam ne mën naa am njëriñ ëllëg ñu daal di diversifier li nga xam ne moom mooy réserve yi ci réew Afrique yi la ci gis-gisu professeur Abdoulaye Seck nekk économiste ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu jàpp ne am benn devise étrangère boo xam ne moom ngay jëfandikoo dafa doon loo xam ne mën naa indi jafe-jafe ci jamono yi mondialisation gi la. diversification de portefeuille nekk na lu am solo si côté boobu ndaxte dina tax ba maanaam boo amee jafe-jafe si benn devise xëy na peut-être du fës tellement si sa portefeuille donc loolu doon na li nga xam ne effectivement lu am solo. mu doon nag mbir moo xamante ne mëneesu ko dàq ci gis-gisu ki nga xamante ne mooy docteur Khadim Bamba Diagne moom directeur scientifique bu laboratoire de recherche économique et monétaire muy xamle ne lépp lu ci mënte am dañ cooy war a waxtaanee xalaat ci bu baax a baax ngir daal di moytu li ñu duppee instabilité monétaire. jarul yàqamti bu ñu demee ba trouver consensus ci ni ñu tegee monnaie boobu ak politique bi nan lay doxee mën nañoo d'accord ci ban compte la ñuy ubbi ak fu ñu koy ubbee boo jubóowee ci monnaie unique bi nga war a teg da ngay waxaat jéem a xoolaat fan ngay defaat ba jëlaat sa xaalis dugal ko feneen loolu noonu day indi problème vraiment su ma sañoon fu ñu denc suñu xaalis pendant 60 ans bu ñu fay génn dañ ko dugal foo xamante ne bu ñu ko fa tegee tamit dina fa yàgg mais état kenn du ko yor ci génne dugal loolu day indi instabilité de la politique monétaire te instabilité de la politique monétaire mën na affecter ce qu'on appelle l'inflation. leneen li mu ci yokk nag moom Khadim Bamba Diagne mu jàpp ne stratégie bi boo xoolee ba xool daanaka amul benn njëriñ goo xamante ne mënees na ko jàpp ci réew Afrique yi lee buñ ko defee. dañoo signé woon benn traité 73 ñu ne ñun buñ fa amul xaalis dañ leen di fay 0,73% waaye buñ fa amee xaalis ñoom ñoo ñu fay 0,73% léegi ñun dañ fay am xaalis bu bëri xaalis boobu ñu fay def nag dañ ñu fay 0,73% français yi loolu da leen a sonal moo tax ñoom it ñu bëgg ñu teel koo réviser pour ñu teel cee génn mais beneen banque boo dugal sa xaalis doo fa am sax 0,10% ndax xaalis jaratul dara dans la zone euro parce que politique yi ñu appliqué la. ak lépp lu ci mënta am stratégie bi doon na loo xamante ne dañ ciy boole wàllu jënd ak njaay ci gis-gisu professeur Abdoulaye Seck. xëy na peut-être marché bi nga xam ne mi ngi gën a am doole ñu dem foofu ñu fa jaay suñu produit donc loolu doon na li nga xam ne effectivement dinañu andil ay réserve mooy monnaie nationale yi nga xam ne pays yooyu yi nga xam ne ñu ngi jëflante ak ñoom effectivement dañ ko mën a am donc diversification des échanges commerciaux nekk na stratégie bi nga xam ne vraiment noonu mën a permettre ñu mën a am devise yu bëri yi nga xam ne dina jógee si dëkk yooyu ñoo partenaires commerciaux mu doon li nga xam ne effectivement dina doon lu am njëriñ daal si suñu wàllu composition de notre portefeuille la. mu doon mbir moo xamante ne kii di Patrice Talon ma nekk ca Benin moom moo ko daal di yëkkati économistes yi nag ñoom gis nañ ne faaw rek ñu daal ci xalaataat bu baax a baax su ko defee lépp luñ ci bëgg ñu daal di koy mën a am te benn jafe-jafe réewu Afrique yi duñu ko am suñu diversifier réserve yooyu la. RFM bitim réew. Barthélémy ñu tàmbali Bart defaral sa casque yi. man la am. ah gisoo benn nopp bi nga ba takkal bu baax. waaw acca aywa. mu ngoog xam nga erreur première année rajo yi quand même dépassé nga ko. allez Barthélémy ñu dem ci wàllug législative yi ca Guinée 16 février 2020 mooy app beneen bi ñu jël. waaw calendrier bu bees boobu nag daanaka ñëpp ànd nañu ci ne nañ ko amal ci app boobule matériel électoral ba sax déjà am nañu ko ba noppi élection législative yooyu nag daanaka dañu ko renvoyé woon lu bare yoon ndaxte ci atum 2018 lañ ko waroon a amal laata loolu app bi ñu wax ni laata loolu nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ci atum 2019 la njiital commission électorale ba waxoon waaye app boobu classe politique bi ànduñu ci woon rawatina nag kujje politique bi ne woon daal loolee dañ koy wax nii rek waaye xel nanguwul ne élection mën nañ ko amal ci app boobule. ñu des ci sous-région bi Afrique sowu jant ak attaque terroriste yi nga xam ne mu ngi fi bëgg a bari yéeme na lool daanaka ñaari réew sax bokk na ci gën a sonn mu nit Mali Burkina Faso barki Dembo Njaay ca Burkina lañ fa faat lu jege ñeent fukk doomu aadama juróom-benn fukk jëlee ci gaañu ci benn attaque terroriste muy nag loo xamante ne yéeme na ci jamono ji tax ba chef d'état africain yi war cee dugal seen loxo directeur Timbuktu Institute ne option militaire bi nga xamante ne moom la état yi jógtee du solution bi li war jamono ji mooy ñu engagé waxtaan wu xóot ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy
yore ngànnaay ci jamono ji ci geneen wàll nag mu di crise ga ca Guinée Bissau nee na dafa seetlu ne recommandation yi tukkee ci ndaje mi chef d'état yi faral di amal rawatina ji bi amoon barki de moo njaay ca ñame recommandation yooyu daal dafay faral di amee ngant ci ni ñu ko war a doxalee ñu ànd ceeg Koumba Sandiane Faye. li ci tegu mooy attaques yi boo gisee ni mu méttee rey juróom fukki soldaaru Mali ci benn fan la rayaat ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Burkina ci convoi minier bi dafay wane ni groupe terroriste jël gën nañoo am doole. ci Burkina Faso mu doon sax bu gën a bëri li mu doomu aadama yu fàttu ci laale terrorisme ak léegi professeur Bakary Samb doon directeur bu Timbuktu Institute gis ne gàddu ngànnaay yi jàmmaarloog ñooñee du lu ko mën a fànk. te bi ñuy gën di am doole di gën di coordonner seen i efforts sur le plan international partenaires yi ñoom ñu ngi dispersé wu ku ne ak sa stratégie bi nga xam ne CEDEAO tey dossier terrorisme daanaka moom amu ci benn poids yooyu yëpp dafa indi jiix jaaxa li muy wane mooy soldat kese mënut a noot terrorisme wala mënu koo jeexal. ana naka la ñu mën a def boroom xam-xam bi gis ne fokk rek ñu boole doole yi waaye it waxtaan ci lu dëggu ci diggante réew yi ngànk Afrique. waxtaan bu bees te lii di waaj a xew ci Ndakaaru ci forum bi jaakaar occasion la pour ñu changer de paradigme gën a am concertation entre pays africains yi ak seen partenaires internationaux yi. beneen réew bu ne ci guuta Guinée Bissau njiitub réew yu bokk ci CEDEAO seen gise ba ci ñaamee xupp ngir jàmm dellu si ci boobu lépp réew ci nu mu gën a gaawee daa fekk ne seen i digleeg dogal léeg-léeg réew mi ñuy waxal du ko jëfee te du mujj fenn professeur Bakary Samb. seen yéene fa mu àgg seen doole àggu fa mais ku yaakaar ni lii ñuy def ci daje boobu du urgence xam naa da ngay juum parce que terroristes yi ak groupe yooyu dañuy xaar toujours dëkk bu am jiixi jaaxa wala mu am déstabilisation ñu dugg fa te Guinée Bissau ku ne xam ne fi mu placé wu ci wàllu narcotrafic ci wàllu drogue ak loolu monsieur moo xam mun law ba jëm fu nekk donc war nañ ci taxaw. muy Mali du Burkina Faso Guinée Bissau mbaa feneen réew mu mën a doon waxtaan moom la ñu war a mën a njëkkee li di ngànnaay yi waruñu ko yëkkati lu dut ne pexe dafa amut ci xam lépp borom xam-xam bi. Koumba Sandiane ñu des Barthélémy ak xibaari bitim réew ak lu ñeel ambassadeur bi toogal Sénégal ci Canada soxna si di Viviane Bampassi mu ngi woon ci ngan visite officielle ci Québec. waaw loolee nag at la gannaaw ba fa Macky Sall demee woon ci sommet G7 bi moom Viviane Bampassi daal dina dajeek ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci gouvernement ba ak parlement bu Québec wax nañu ay questions yu bëri bokk na ci mbirum étudiant yu Sénégal ya nekk ca Canada mbirum émigration ak it sax wàllum investissement bi ñu teewlu Viviane Bampassi ci micro Mamadou Aïcha Ndiaye. ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk sénégalais installé au Canada muy Québec fii te bëgg investir sunuy bunt ubbi nañ ko biir ambassade pour ñu ñëw won leen yoon ku bëgg a ñëw investir kuñ lay booleel muy FONGIP muy APIX muy yeneen structure yi nga xam ne état mu ngi ko teg en place pour mën leen jàppale rek pour ñu mën dellu seen dëkk liggéey ñun ñu ngi leen di xaar biir ambassade parce que du yoon ñeneen ñi di ñëw ñoom ñu toog donc l'État du Sénégal met tout en place pour accompagner les entrepreneurs fii ñu ñoo fi toogal État du Sénégal loolu mooy sunu liggéey loolu lañ ñu sas donc luñ ci mën dinañ ko def. étudiants yi ñu ngi laaj ay bourses exemption nan la ñuy def ba loolu mën a yemb gën a bari ci seen université yi. waaw xam nañ ni Québec sax moom daanaka am nañu bourse yi ñuy joxe bourse d'exemption te Sénégal am na ci wàllam bien que ñu ngi liggéey pour mu yokku waaye nag dañuy xam ne loolu processus la boo xam ne il faut ñuy continuer di waxtaan ak suñuy partenaires di ñaan yàlla mu sotti. Viviane Bampassi mi toogal Sénégal ci Canada ci micro Mamadou Aïssa Ndiaye Aïssa ñu koy ziar jeexale Barthélémy démission bu président Bolivie Evo Morales. waaw moom nag dafa démissionné gannaaw ayu bés yoo nga xamante ni askanoom ñoo doon manifester ñaawlu ñeenteelu mandat bi mu am pouvoir ba nag daanaka kenn newu fa situation ba jaxasoo lool waaye ban jàngat lañ ci mën a jëlee ci démission Evo Morales boobule tontu li ak Massirin Savané militant de gauche la xam lool Amérique latine. Indiens yi Bolivie yi dañ jóg am seen champion am seen candidat muy Evo Morales mu gagné système boobu moo amoon aussi Venezuela avec Hugo Chavez ñoom ñëpp dañu amoon par exemple temps boobu soutien wu benn réew mel ni Cuba tey Fidel Castro nekku fi tey Hugo Chavez nekku fi mais Evo Morales erreur am mooy daan combat bi du Bolivie rek dafay am yeneen force yu nekk ci bitim réew dañuy woowee ñun waa gauche impérialisme maanaam mooy américains yi seen intérêt la ñuy sàmm ci gox yooyu par exemple Evo Morales dafa ñëw nationaliser mini xool est-ce que par exemple richesse pays bi mu ngi vraiment njëriñ askan wi mu jël ay dogal yu am doole pour que vraiment richesse lépp luy koom ci biir réew mi def ci seen koom réew mi moom seen koom dafa def erreur nag erreur bi mu def mooy que changement yooyu doo ko mën a indi tant que changé wuloo ci
ci biir réew mi deful ni Cuba deful ni Hugo Chavez nga xam dafa ñëw rek transformation sociale la njëkk jàpp xool rapport de production yi ci biir réew mi changé ko ba après nekk mën a am changement social bi am changement économique yi mu bëggoon tant que defoo loolu da ngay am ay complices des li ñuy wooyee ñun les suppôts de l'impérialisme ñu lay buntu xataal ci biir réew mi te finalement ñu mën laa daaneel. Alaaji Assane suñu réew yi day moom ci Afrique moom am na président yoo xam ne dañuy yéeg rek bañ a bëgg a dootuñu bëgg a wàcc. moo tax fa muy mujjee ndax xam nga mujj gu rafet dafa am solo. dafa am solo yéegi sa balaay neex wàcc am. mu ngoog wàcc ci sa sago. maa ñu tëmbal la jërëjëf Barthélémy. RFM Sport. Youssouf Bart séeréer bu dégg wolof la de. trop dégg wolof trop ay ñu tàmbalee football be qualification CAN Cameroun 2021 ak entraîné gu njëkk gu gaynde Sénégal tey ci ngoon. bu 18h jotee Stade Lat Dior bu Thiès mooy doon sax avant dernière séance laata kon ñuy jongante ak Congo mercredi moo tax it kon temps bi dina gàtt lool waaye Sénégal dina def lépp lu mu mën ngir mën a daan Congo su ko defee ñu daal di door anam yu gën qualification yooyu de sélectionneur bi moo ko wax Aliou Cissé ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Diop. C'est des périodes très compliquées. dafa nekk waxtu wi nga xamante ne dafa metti trop ndax jouer ci milieu de semaine bi dafay doon lu xaw a metti mercredi te dañ ciy gaaw a agsi Salif Sané nag jamono ji du daal di football ndax dafa gaañu waaye kii di Mame Baba Thiam moom nag jamono ji xamaguñu ndax dina mën a footballam déet waaye nag dina ànd ak équipe bi daal di ñëw teew ci li nga xam ne nag mooy regroupement bi mu nekk itam match boo xam ne bu am solo la te dañu koy préparer sérieusement ndax ndorteeru éliminatoire CAN 2021 bi dafa doon loo xam ne dañ ci war a dem ba ndax dañu daal di jóge ci ab défaite ci match officiel muy final bi donte nag ca match bi nga xam ne amoon na suñu diggante ak Brésil joué nañu ci anam bu mucc ayib te amoon na solo lool jamono ji nag suñu xol li ci nekk mooy daal di dugg ci éliminatoire yi ak façon goo xamante ne Congo nag naam qualifié wul woon ci CAN bu mujj bi waaye dafa nekk équipe boo xamante ne waruñu ko daal di doye dal ndax am na ay feemam li ñu fas yéene daal mooy daal di gën a yokk suñu statistique waaye itam def performance bu mucc ayib bu ko defee nga xam ne équipe bi dina am taxawaay bu baax a baax de l'équipe. kooku di Aliou Cissé Papa Balla Gueye moo tekki ay kàdduwam kon jàppale ni première séance bi ubbil nañ ko public bi ak taskatu xibaar yi bu 18h jotee foofu ca Stade Lat Dior bu Thiès Sadio Mané du ci bokk mel ni Mbaye Niang tamit du ci bokk ak yeneen juróomi joueurs yoo xamante ni ñoom ci dimanche bi la ñu jongante seen match yu mujj ci championnat ci wàllum kon club. wàllu basket ab jigéen ñi équipe nationale bu Sénégal bi bawoo ci suba Ndakaaru. gaynde yi kon ñu ngi ci yoon wutali Maputo war fa jongante tournoi pré qualification olympique gaynde yu Sénégal nekk vice championne d'Afrique ñoom kon dinañ daje ci tournoi boobule ak waa Angola Mali ci seen ñaari match yu njëkk yi di tournoi bi war a jafe waaye gaynde yi tamit ñoom dinañu jéem a xool nu ñu amee taxawaay bu baax ngir jël benn ci ñaari ticket yi ñu teg ngir qualifier ci tournoi qualification olympique ñu déglu ci ki jiite fédération bi di Maître Babacar Ndiaye. xam nga aujourd'hui le Sénégal ni ñu ko xamee mënul dem compétition africaine naan duma kii du yomb nag parce que aujourd'hui man li may wax y a une équipe hors série c'est le Nigéria ñun ñëpp nañ ko d'accord donc benn place moom la ñu war a xëccoo du yomb parce que gis nga Mozambique pour ñu doon ko demi-finale fii métti woon na moom mooy organiser dëkkam y a l'Angola et le Mali donc je pense que man pour man dina kii mais ñu ngi xool aussi boo xoolee jéem a équipe bi xaw nañ ko rajeunir y a des joueurs locales yu nga xam ne nii woon nañ leen donc tout cela ñu ngi jéem a xool vraiment parce que équipe bi nan lañ mën a mettre en place une équipe dans le futur pour l'Afrobasket voilà 2021 mais ñu ngi dem pour dem daal bu ñu sañoon qualifié. Maître Babacar Ndiaye kon Sénégal Angola jeudi lay doon 16h GMT samedi Sénégal Mali 13h30 ci beneen groupe bi Nigéria champion d'Afrique en titre RDC ak Mozambique ñoo fa nekk. wàllu judo ak waajulum Open international bu Ndakaaru. ak le 16 lay doon ak le 17 novembre 2019 ca Dakar Arena jàppale ni kon ci compétition boobule judoka yu ci bokk dañu mën a am ay poñ yu leen mën a jegele kon lii di Jeux olympiques 2020 comité d'organisation bi nag tey la doon janoo ak taskatu xibaar yi ñu déglu ki ko jiite président ligue bu Ndakaaru bu judo tamit la di Idrissa Diop ci micro Virginie Léontine Sagna. lépp luy jëm ci wàllu hébergement taxaw nañ ci incha allah athlètes yi ñu ngi leen war a héberger Saly
ko parce que compétition mi ngi nar a am Dakar Arena dañu nag am njàngat bi ñu def maanaam ci wàllu transport bi la dernière fois bi ñuy organiser Dakar Arena au mois de mai li problème bi ñuy gënoon a am maanaam ci wàllu transport bi la woon mais yàlla def na que teel nañ coojug liggéey ak ay professionnels pour athlètes yi ku ñëw rek ñu mën la jël yóbbu la sa hôtel nga dal ci jàmm budget bi mi ngi toll ci lu ëpp juróom fukki millions fu mu nekk ni avancé nañ ci bu baax te foog naa lu mel ni Dakar Arena benn temple mucc ayib la foog naa lépp loo xam ne jëm na ci infrastructure yi foofu ak sécurité bi yëpp yemamaay na am nañu aussi objectifu participation maanaam tey Mbagnick Ndiaye ci 33 meilleurs mondiaux yi la bokk dina ñëwaat fii xeexaat pour amaat ay points pour mën a 2020 mu mën a dem Jeux olympiques 2020. ni mu ko waxee bokk na ci judoka yu ñuy xaar bu baax ci open boobulee di Mbagnick Ndiaye moom sax ci week-end bi am na médaille de bronze ci open bu Yaoundé ca Cameroun ci wàllum plus de 100 kilogrammes Mbagnick Ndiaye sax moom mooy champion d'Afrique en titre ci catégorie am boobulee ci open Yaoundé bi am nañu médaille d'or Georgette Sagna moo ko gagné plus de 78 kilos ñaari médaille d'argent Abdourahmane Diao ak Moussa Diop cyclisme lañ koy jeexale rawante vélo Tour du Sénégal deuxième étape bi jamono yi ñu ngi ci diggante Ziguinchor ak Kolda 185 kilomètres Abdoulaye Diop kon moo ñu teewal ci peloton bi nga xamante ne kon sànq la jógee Ziguinchor utali Kolda dëmb ci première étape bi doomu Allemagne moo ko gagné. mën nga woo Ablaye ci wala yi mu wax ñu fu mu ci toll. waaw xam naa ngoon incha allah wala oto la leen toppee. oto waaye dañoo teelul quitté xam nga tey pratiquement midi lañ quitté. donc biñ koy woo sorewuñu Ziguinchor moo tax xam naa ci kanam tuuti xibaaru ngoon yi. nañu wax fa lañ toll incha allah. jërëjëf Youssouf Ablaye ñu koy ñaanal kon état bu tour bu Sénégal jàmm incha allah di ko ñaanal ñëpp ñu ànd ci boobu tour bu Sénégal ci wàllum vélo. tey jii wàllum drogue bi ginnaaw bi ñu gërëmee bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye ci yéenekaay yi drogue bi ak li nga xamante ni mooy dayoo gi lu ci bari ci wàllu ay sisi rek yi lu nu teg loxo ca port waaye léeg-léeg luy wëlbatiku naan mes ak yeneen ma ne su la dem ba laaj ndax Sénégal day bëgg a doon ab sëlëbe yoon ab boobu trafic ak njaay ñeel mbiram drogue moo waral waxtaan wi ak RFM ak ñun ci téléphone bi El Hadji Mansour Mboub commissaire police bu àll xad la sëñ Mboub ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. jërëjëf ñu giit ak professeur Iba Barry Camara juriste le pénaliste ci université bu ñu duppee Cheikh Anta Diop professeur Barry Camara ñu ngi lay ziar. maa ngi lay dellu ziar sëñ Assane directeur. jërëjëfati professeur monsieur le commissaire wàllug drogue bi laaj bi ñu wax mooy ndax du dañoo doon léegi sëlëbi yoon bi Carrefour ak jaaykati drogue yi. waaye je suis commandant de retraite. commandant ok merci. waaw commissaire bi moo waroon ñëw le président de l'union nationale des retraités de la police mais dafa am grippe. kan la ñuy waxal nii. le commandant à la de police El Hadji Mansour Mboub. ok jërëjëf sëñ Mboub. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax. bismillah. waaw sëlëbe yoon bi drogue bi yàgg na ko doon. yàgg na ko doon mais léegi nag dañoo dem ba nga xam ni ñoom dañoo am ay yeneen yu ñu leen tëjal. bunt bi gën a yomb ndaxte Sénégal ñëpp xam nañu position géographique bu Sénégal. ñëpp xam nañu aussi ni am nañu ay pays yoo xam ni dañoo nekk actuellement en Afrique nekk presque des pays narcotrafiquants. alors te ñu am ñu ci wër. mu encore ma lay leeralal ni la fépp foo fekk rébellion wala nga fekk fa terrorisme. man ni c'est un terrain fertile pour la drogue. parce que ñoom pratiquement ça fait partie ci mamel ci ween yi leen di nàmpal. ci la ñuy wutee xaalis. ci la ñuy wute xaalis te encore boo fa duggee contrôle dafay jafe ndax réew ma day ñàkk. benn rigueur républicaine bi dafay manqué. donc dafay gën a yomb. sans compter nag la drogue dafay générer. dafay favoriser la corruption et le blanchiment. dafay bon Sénégal gis nañu. da ngay jékki-jékki rek nga gis am tey nga gis tey ji am na milieu bu mu nekkoon dans le sport. dawee na fa gis nga ko am na beneen milieu bu mu dellu si actuellement ñu fay jaay nangam ñu ngi ci teg bët. mais ma wax la di la arme bi gën a efficace ci drogue c'est l'information c'est le renseignement. les narcotrafiquants sont toujours en avance sur les services de sécurité. sont toujours en avance donc li koy mën a def mooy que ñëpp bokk ci. te encore am lu ñu wax mooy xaalis buñ ci am muy résultat de taxe ou d'amende. lépp lu ñu ci am nañu ko favoriser les renseignements ñuy def comme américains yi. ku gis
bu ñu amee tey des milliards yoo xam ni narcotrafiquants yi ñu jàpp tëj leen ñoom lañ ko fayu. nañu ci jël tey jii képp koo xam ni andi nga information bu tax ñu jàpp drogue ñu mën laa jox dara. ñu sawar loo xam ni dina tax nga sawar pour ëllëg. ndax dafay tekki ni da nga leen bëgg a mettre à l'abri ndax dafay tekki ni léeg-léeg aussi da ci am ñoo xam dañ leen di ger ñu gëmm. waaw man ger mu gëmm bu amee mais xam nga tey ñu ne la jàpp nañu 1200 kilos de drogue. nga xëy ñi ko jàpp di dund fi ñu ko jàppee di service état bi di fonctionner. ñu ne la 500 kilos manqué na ci. mais ñu ne la waaw cin li yow yax bi ci nekkoon jóge na fi. te ñu ko doon togg jóge wuñu fi. ñu bëgg am problème mu ni où sont les 500 kilos. xam nga un pays boo xam ne diggante jàpp drogue ak stocké ko diggante bi 500 kilos mën na fee manqué. mais foofu jàpp fa drogue du war a yomb. donc boo. est-ce que 10 fois plus romb na la. ñu seet nag aussi secteurs yi favoriser entrée drogue bi la situation géographique du Sénégal. su amee facilité ñu am réew yu sës ci ñun yoo xam ni drogue dugg fa ñoom du dara ci ñoom drogue ñu jaay ko fa du dara ci ñoom. dañoo war a ñëw accentuer parce que nous souffrons de la porosité de nos frontières. Nous souffrons aussi peut-être des effectifs des hommes de sécurité parce que vraiment douane beeg les forces de sécurité de défense bi liggéey bu bari. moo tax ñuy jàpp sax lu bari. mais nag lu bari ngir ci topp. doyul très bien dinaa ñëwaat ci yow ci kanam professeur Iba Barry Camara yow nga yëngu ci wàllu yoon léegi bu ñu waxee xeex bi tam dañuy wax ay loi yoo xamante ne xëy na dina gën a taral xeex boobee ak it li ñu jàpp ne dafa am daal perméabilité fu mu am fenn fii ca amul feneen fu may ci fa ñay jàppee loolu nag dafay garaaw xam nga nag li ñu naan sàcc boo dëkkal moom moo noonu boo dëkkal moo gën a naqaree xàmmee. yàlla xam na loolu. yàlla xam na loolu. waaye xam nga dañuy wax rek leeral rek que ni su fekkee ni sa affaire yoon la moom. Sénégal depuis donc les années 70 Sénégal dañu am ay dispositifs yoo xam ne lii dañuy gën a rek ñu xool naka la ñu gën a nekkalee répression wu en fait trafic de drogue. loolu moom su fekkee ni ci affaire taxi la. leer na naññ. te chaque fois wala le dernière loi en date bu de 97 bi. dañoo renforcer sanctions et tout ça mais nag xam nga problème bi sama waaju baax. fan la nekkee. man daal dama ne. C'est vrai que war nañoo am moyens juridiques yi mi ngi fi mais également est-ce que nous avons donc les moyens humains normalement ñi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu mbir moomu ñoom ñi ngi fi te fu mu nekk nii li nga xam ne moom la ñu gis. temps yi yëpp dañu gis ni ñi ngi jàpp chaque jour ñu jàpp ay drogue. bu mel ni aspect bi dafa nekk phénomène bu bees mais damay wax ne la phénomène boo xam ne comme ni ko commandant boobu waxee phénomène bu yàgg la. xëy na tey jii nii. si la gars yi gën a am kii nu mu cete volonté pour gën ko combattre waaye nag luñ ci jàpp rek. comme ni mu ko waxee li nga xam moom moo rëcc en fait moom moo ëpp. moo tax mu ne ce qui se passe nekk mooy rek li ñu naan l'arbre qui en fait mu ci cache la forêt. buy nëbb àll bi garab gi nëbb àll bi waaw kay buy nëbb àll bi. loolu nag ba nga xam ne bii nag nan lañ ko mën a combattre. il faut d'abord affaire di ñu wax ko parce que xam nga affaire drogue. affaire xaalis rek la bu leneen. dëgg la. mooy xaalis bu yomb. xaalis bu bëri te xam nga ni yàlla xam ne ni lewul. moo di que ni ñi nga xam ne ñoom ñooy def trafic bi ñoom xaalis yomb nañ ko te bëri la nañ ko ba nga xam bi yow xaalis soo ko amee bëri la ko. yow lu la bëgg. loo bëgg si yow bi daf lay am. wallaay yàlla xam na ko. ba nga xam ne bii fu mu nekk nii il faut également. ñu xam ne drogue dañ ko war a lënkale ak ki nga xam ki moom mooy corruption. ak li nga xam moom mooy nekk blanchiment. te Sénégal fu mu nekk nii suñu xoolee ci suñu entourage. dinañ gis yoo xam ne yii. dafay tey xel lool. te li si gën a bëri tamit ñoo xam ni dañ leen di jàpp waxuma sax ñi nga xam ne ñii dañoo jàpp drogue ba pare après ñu ne drogue bi wàññeeku na. mais ñoo xam ni dañ leen di jàpp ba pare 3 jours après 4 jours après nga gis leen di xool ñu libre comme l'air. yooyu yëpp nag dafay wan ne dafay xaw a tey xel. que ni il faut effectivement contrôle bi. parce que fu mu nekk nii c'est maintenant le contrôle a posteriori moo nekk ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo war a. saytu lutter contre en fait trafic de drogue bi. ñooñu tamit il faut ñu saytu leen. te yàlla xam na ne Sénégal am na nag moyen pour loolu. dëgg la am nañu ay OFNAC. am nañu ay CENTIF am nag yooyu tout ça loolu nag gis nga ni koo xam ne kii yow dañ la corrompre nga jékki-jékki rek yow amoo woon dara. jékki-jékki ci tout avec beaucoup de millions. mais il faut ñu saytu nag yooyu foo ko jëlee nag. maintenant ci xeexin bi aussi est-ce que mënuñu yëkkati yenn tabou yi xam nga mbir mi aussi gars yi dañuy bëgg a xeex benn mbir ma pare ragal koo tudd.
bu njëkkaan boo ne yàmbaa sax am ñu taf seen lamiñ mais il faut que léegi par exemple les forces de l'ordre et tout que débat bi doon ay nañ leen neexal bu ko defee ñoom it ñu sawar ci xeex bi jaayante ak trafiquants yi et cetera est-ce que mënuñoo wax mbir yi ni muy tëddee si Assane oui yaa wax la de lu leen état Sénégal mën a neexale li leen waa ñi nga xam ne ñoom ñooy trafiquants yi di leen neexale moom moo ëpp foofu d'accord du solution kon je crois pas parce que xam nga la xaalis et puis xam nga dañoo nekk foo xam fii dëkk boo xam bi nit ñi ndool dañoo bëri soxla yi dañoo bëri te gisee fu mu nekk nii soo gisee ñu ne affaire drogue bi xam nga fu mu nekk nii fan la ko ñun njëkk a gisee mooy affaire Amérique du Nord ak Europe mais léegi depuis les années 80 dañoo xool ñoom ñëpp les narcotrafiquants fan la ñu ciblé mooy Afrique et surtout Sénégal xam nga Sénégal ni mu avancé comme ni ko commandant boobu doon waxee léegi dafa nekk carrefour li ñu naan plaque tournante wu drogue léegi lépp loo xam ne trafic international fii donc am na mais lu si bëri fii lay mais xoolal fii lay jaare te loolu ça se comprend aisément ba nga xam ne bii xaalis su bëri moom mooy ñëw di romb di transiter Sénégal et puis nag di yàq xale yi di yàq valeur yi oui malheureusement malheureusement dof yi ci bëri ci mbedd mi sax ñu ci bëri na ma yàlla baal mais sëñ et puis c'est ça day loo xam ne war na gis notre jeunesse là est très fortement exposée léegi xale yoo xam ne amuñu liggéey amuñu dara affaire u ñëw di jaay drogue xoolal di utiliser drogue mais baaxul si réew léegi ay xale yoo xam ni xoolal en pleine rue lay ñëw taxaw di jaay seeni drogue faale wuñu kenn amuñu benn valeur di toog seen yamba par exemple di jaay yamba bi te kenn du wax dara soo leen boolee des fois 2 jours la ñuy def prison génnaat loolu mooy lan benn waar professeur commandant Mboup comme léegi jamono soppi na doon nañu plaque tournante ou pas en tout cas xam nañ daal doon nañu destination moom boo xamante ni bu yéeme la léegi nag faw jóg jot ñu gën a yaatal ni nga ko waxee moyens yi ku ci ne jàpp ci. waaw xam nga plaque tournante bi li ko yokk mooy si gars yi fañ doon jaar ñooñu dañoo gën a fagaru. dañoo jël ay moyens techniques jël ay moyens humains mais dama la wax ne la toll na foo xam ne ak doole bi mu am ak alal bi mu am. ay moyens techniques yu sophistiqués ñooy mën a accompagner les forces de défense et de sécurité. Les chiens renifleurs ñooñu daa génnee guñu lu ko gën a raw ci trop. mais bu dee tey réew yee dañ ko am ñun dañu seet ñu yëw doole nga xam ne amaguñu moyens yooyu. ñu ne léegi nañ ko jaarale fee. xam nga sàcc bi tey ki tëj këram caabi ko ak ki am ki tëdd ci néeg bu amul bunt. sàcc bi sàcc buy ñëw dikk bu dee même valeur yi ñoo ci nekk. néeg ba amul bunt lay dugg. léegi ñoom c'est parce que beaucoup de portes dañ koo tëj looloo tax ñu singali Afrique gi nga xam ni avec la porosité des frontières avec le manque de technique avec la corruption parce que dañuy wax Afrique corruption bi fi am fépp la am mais bi am en Afrique peut-être ñun fii l'argent n'a plus d'odeur l'argent n'a plus de couleur da nekk xaalis rek léegi ñun am nañu ay organisme comme a dit le professeur mais nañu ñëw dikk ñu ngi nekk sur le plan de la drogue ñu def une bonne administration de pression comme l'avait dit monsieur Makhtar Gueye c'est inadmissible que entre la saisie d'une drogue et le dépôt mu am une fuite de 500 kilos su dee tey jii ñi fekk jàpp drogue bi ñoo mën a dissimuler une partie mu dem mais xam nga ni ñooñu bu ñu gisee ba cargaison boo xam ne kenn gisu leen mais booba cargaison kenn du ko jàpp maintenant il faut kon ay mesures radicales ñu bàyyi laam-laamee gi ca xam ni léeg-léeg sàcc bi day ne ca fa gën a kawee ci état bi ñu jëm leen a dindi ne ay dëkk sànni ca ñag ba waaw parce que tey jii bu dee tey parce que narcotrafiquants yi kàngam yooyu ak ñu nuy géré à un certain niveau quand même nañu reconnaître ni moo géré yam rek ku gisul kees du ko këpp ñi ko war a këpp ca ne ca kaw léeg-léeg la ñu war a sempine ay dëkk sànni ca ñag wa mais seen guerre moo gën a bon parce que actuellement la criminalité fi mu yegg drogue moo ko fa yeggale tey jii boo demee le terrorisme fi mu yegg xaalisu drogue moo ko fa yeggale tey jii lu jaay drogue même armes yi ñuy jënd xaalisu drogue lañ koy jënd mais est-ce que Sénégal noppi na pour xeex de façon radicale ak boobu trafic wala dañuy nangu ne dafa laxasu ak suñuy kilifa ñu jéem a kon dem sangu ji. waaw parce que ñun dañoo am ay considération sociale ak sociologique. ñun il faut bu ñu bëggee gis li ma lay wax boo bëggee faj góom bul ko yërëm. bul ko yërëm boo ko waree faj boo ko waree bomb da nga koy bomb. góom bi mooy lan corruption bi ak. mooy la corruption et la porosité des frontières le personnel. ñu jël les moyens aussi ñu ñëw bërki dem rek maa ngi leen di wax ni mais je ne peux pas admettre que la police
des polices africaines jusqu'à présent tardent à exploiter l'ADN. yem ba tey ci ay empreintes. Il faudrait que bu ñu xamee ni les délinquants. ñu ngi def des de géants ñun du ñu marqué le pas ba pare bëgg leen a dab. il faudrait que ñun ñu adapté wu ci àddina bi. ñu adapté wu ci àddina bi xam ni lii moo xew. buñ ko deful ñii adapté wu fa la délinquants yi di dawee ñëw ci ñun ñii adapté wul. c'est entre rek le qui am un dépôt avec des portes fermées. ak ki yor un dépôt en plein air. sax yi buy ñëwee. ci ki tëjul la ñuy jël àll loolu moo yokk actuellement moo aggravé. tey te fii ñun ay carrefour la ñu nekk. nous avons déjà. ñoom dañoo am avantage fii ci point géographique bi. ba pare soog am yeneen avantage ba pare nag ñun ñi ñu wër ñëpp insécurité nga fa. wala instabilité politique. du yomb jërëjëf ko mon commandant. ñu ngi lay sant baax la gërëm professeur Iba Barry Camara ñu jeexale rek ci wàllu aussi pexe yi solution yi du yomb de. non mais lu jafe la parce que d'abord c'est la volonté politique mais dama la wax ne la si man je ne démords pas gis nga Sénégal. am nañu ay structures yoo xam ni organisation yoo xam ni yii suñu leen joxoon les pleins pouvoirs du ma ne de affaire bi xoolal dina jeex tàkk waaye dina wàññeeku bu baax a baax. xam nga liñ ñaa gis nga OFNAC te ay OFNAC ak waa CENTIF nga xam ne bii xam nga xaalis. soo ko amee pour jëriñoo ko la yow su fekkee ni yow xoolal da ngay permettre ñu lay corrompre xaalis boobu il faut nga bëgg ko jëriñoo. waaye léegi ni Sénégal li ñuy gis da ngay gis koo xam ne kii mosul am dërëm jékki-jékki rek tabaxalaay immeuble kenn xamul wala dugg si affaire yoo xam ne yi ay millions moom lay créé. mais yooyu il faut ñu saytu ko. xaalis dafa am traçabilité. boobu nag ni mu amee tugal ñu koy topp ak yooyu fii moom. topp gee des topp gee des. loolu rek problème bi. léegi nag problème boobu suñu ko réglé. da ngay gis internet bi ku ñëw daal di ne 100 millions téye ko ak i loxoom. te dara du ko ca fekk. pour lan loolu ñu mewoo ko États-Unis ñu mewoo sax di fayee liquide. déggoo man la même su fekkee sa leew il faut nga bàyyi mandarga non si sal boobu moo tax gis na Sénégal. waay daf ne la c'est un tout xam nga dañuy wax corruption. dañuy wax corruption naan affaire blanchiment mais xam nga lan moo fan la jóge loolu yëpp. mooy ci affaire drogue bi. da nga terrorisme bi ñuy wax nii. fu mu nekk nii dañ ne léegi Sénégal affaire addina bi dafa confronté en fait au terrorisme te Sénégal problème boobu xoola daf see tax ripp fu mu nekk dañ naan Sénégal fu mu nekk ni ñu ko wëree baaxul. te dama def na la parce que moyen rek la ñu mën a affaiblir Sénégal parce que drogue. moyen yi mu lay jox loolu comme ni ñu ko waxee léegi rek. loo bëgg si réew da nga ko fay am. maintenant ak nouvelle donne bi moom ni ma ko waxee toujours yëf yi dafa laaj vrai penco yu ànd ak responsabilité. non dëgg la parce que gis nga ku nekk Sénégal du ma nekk autorité yi de kooku ñëpp la intéressé moo di que il faudrait également li nga xam moom mooy population bi ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ak gars yi lu xam ne gis nañ ko xam ni du yoon nañ leen tette si loolu gën leen man nanda si loolu comme quoi que lu ñu gis loo xam ne lii affaire bu bizarre la ñu gis koo xam ne kii affaire yi deminam leerul au moins mu dénoncé ko ñu ñëw saytu kii li muy def lan la gis affaire bi du affaire c'est vrai que policier mais nag problème bi mooy grossiste xam nga détaillant bi ci koñ bi mën nga koo jàpp waaye ki fi indi ay tonnes yi ceeb kay kooku foofu la problème bi féete grossiste yooyu lañ war a nasaxal dëgg la nag mais nag ko pour nga mën leen nasaxal il faut nga jaaree si nga xam ne ñii en fait ñoo leen di détaillé pour yéeg waaw loolu soo leen di jàppee ñëw kii leen di nga dem ba yéeg ba xam ne ñan la ñu loolu mais loolu parce que nag kay ma nga de Sénégal yi nga xam ne ñi am na benn responsable politique bu ko fi waxoon nee na gis nga politiciens yi gën a mag fii ñu ëpp xaalis Sénégal xoolal seen xaalis si affaire drogue la jógee wax nañ ko fi loolu day na waar te loolu nag si gàttal wala kooku soo xoolee sa entourage xam ne loolu dafa am de te il faut que ñu veiller si il faut ñu veiller si suñu population il faut ñu protéger ko il faut ñu protéger en fait suñu dëkk dëgg la jërëjëf professeur mais maa ngi lay bëgg bu baax mais kontaan nañu àndaat ak yow professeur Iba Barry Camara c'est toujours un plaisir jërëjëf Camara jërëjëf professeur Iba Barry Camara pénaliste le juriste la université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu koy gërëm baax di ko sant ak mon commandant de police à la retraite di El Hadji Mansour Mboup ak yéen ñi doon teewlu gis-gis ak RFM Abdou Thiam waxtaan waa ngoog surtout nag accident yu bari yi ñuy wax yëpp ci réew mi ci bari xam nga leneen nit def ko nga xam ni kii àndul ak sagoom waaw jaar ci péage jéggi barrière mbëkk ñen ñëwoon sens inverse yooyu yëpp mooy yàqu-yàqu yi daal kenn mënu koo natt ak borom ñi nga xamante ne dañoo am feebaru xel di jeunesse boo xam ne mënoon nañ jariñ seen i waajur jariñ seen réew laxasu gi daal doy na waar kon di ñaan yàlla rek ñu wéyal xeex bi mook àddina ànd nag bañ a tàyyi rek li ma koy wax kilifa du tàyyi waaw kilifa moom na def rek la ko war daal di bay waaram wàññi ca la mu mën ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar yeeg RFM di gërëm bu baax rédaction bu rajo Futur Média ci wàllu réalisation bi waaye it di gërëm Abdou Thiam mi ne woon ci technique bi